الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk julli seen mbokk Alaaji Babali mooy dellusiwaat ak yéen ci guddi ajjuma mu tombeek le 22 octobre 2020 muy juróomeelu fan ci Rabiul Awwal 1442 hijriyan. waaw ñu xam ne rek ñu ngi suñu 3e mois, le mois musulman ci calendrier musulman. tey guddi ajjuma mi dafay xaw a spécial parce que rek sori fañ ko daan defee. waaw tey ñu ngi ci à 922 kilomètres de Bergamo. waaw ñu ngi à la Sardaigne ak Cagliari effectivement. te ñuy wax rek tey nii dañuy wax ci koo xam ne kii c'est un personnage hors du commun. waaw mu ngi juddu 1835. waaw il est mort en 1902. C'est dire qu'il a vécu 67 ans. waaw juróom-benn fukki at ak juróom-ñaar lu dund. Il a été le fondateur du village de Kër Makala. waaw Kër Makala. waaw qui d'ailleurs porte son nom. waaw village boobu mu ngi situé à quelques encablures de Thilmakha Mbakol. le cœur du Kayor. waaw dans la région de Thiès. waaw de son vrai nom nag Moussa. waaw c'était un érudit téméraire. borom xam-xam boo xam ni amoon fit la. waaw écrivain de premier plan bind rek. waaw macha allah dafa doyoon doomu aadama yi. waaw poète la woon tamit yokk ci loolu. waaw yokk ci loolu tamit la maîtrise de la langue arabe. waaw langue arabe bii da ko maîtriser woon. waaw d'une manière parfaite. waaw parfaite moo tax ak wolof. waaw parce que dafa daan taalif ci wolof. waaw il fut le juge dans la cour de Lat Dior. Ngoné Latyr Diop. C'est le dernier damel du Kayor. mort à Dexkale en 1886. waaw loolu ñuy rappeler rek histoire lu tamit. waaw il avait peu de disciples. bariwul woon ay taalibe par rapport à ses pairs. ñi nga xam ne ñoom la tollaloon jamono. sëriñ si nga xam ne amoon nañu ay taalibe yu dul jeex moom bari la ci waru woon. waaw parce que teg loolu tamit xam naa yitti la ko woon. waaw il fut mis en résidence surveillée plusieurs fois. waaw dañ ko jàpp plusieurs fois denc ko bërëb du fa jóge. waaw résidence surveillée xam ngeen ko. waaw parce que prise de position yi nga xam ne moom la doon jël. waaw kooku la ñuy tuddee Xaadi Majaxate Kala. waaw wala fii moom ñoo yàq tur bi di wax Xaali, mais Xaali moom ça n'existe pas. waaw c'est Xaadi, c'est le juge en arabe. waaw Xaadi Majaxate Kala. waaw c'était un combattant de la liberté. waaw de Touba à Tivaouane dañuy wax rek ni il fut la colonne vertébrale de ces deux confréries. waaw am na lu ñuy mën a wax nag. waaw pourtant aujourd'hui il demeure le parent pauvre. waaw de l'historiographie. Historiographie maanaam mooy wàllu wi nga xam ni mooy wax mooy gëstu ci histoire ci événement ci wàllu dundin. waaw wàllu dundin moo tax te loolu c'est un grand paradoxe. mooy bariwul woon ay ndongo te ñi mu nekkaloon ci jamonoom bari ay ndongo lool te moom bari loo ko woon. waaye c'est un grand paradoxe. waaw wala fii ñoo yàq baat bi rek di wax Xaali Majaxate Kala. voilà mu ngoog kon nag dégg naa si Serigne Cheikh yal nañu yàlla yokkal ay leeram di mu koy cité lu bari yoon ci buy wax ci ay waxtaanam. waaw muy wax Xaadi Majaxate Kala moo rawti ci Sénégal te génnul Sénégal demul fenn. Sénégal gi la juddoo la yaroo fii la jàngee raw ñëpp. waaw moo tax si wàllu poésie moo tax mu wax ni plume bu ragalee yàlla dootul séduire kenn. plume
nee na bu ragalee yàlla dootul séduire kenn waaye nag dina jëfloo borom waaw dina jëfloo borom te xam naa ne moom loolu la ko gënoon yitteel mooy jëfloo borom waaw jëfloo borom waaw ñu indi leen rek ci ay mbiram yoo xam ni moom daf ko atte woon mës na dem Ñooro kër Mbaba Jaxu waaw Mbaba Jaxu Ba waaw ak Sayer Mati Ba waaw def fa 7 ans waaw te si Saalum Mbaba Jaxu nag kat ne ko am na fi lu fi xew parce que sama soxna ay takkaayam dañ koo sàcc waaw te xam nag nan la ñuy def pour mu feeñ waaw léegi nag mu daal di wax ni nañ ma utal gattax waaw ñu defaral ma sàkket mais ñooñu il se demandé mais kii li mu ñu li ñu ko bëgg a jugé loo ak li mu ñuy indil ma qu'est-ce que ça veut dire waaw mu leen defaral ma sàkket rek léegi nag sàkket bu nekk presque à mi-hauteur foo xam ne loxo doomu aadama tey bu taxawee rek loxo ba dina nekk ci position boobu ñu def benn ouverture ñu fëq foofu waaw sàkket bi tout au long nag waaw léegi nag ñi nga xamul ñoom la ñu soupçonné woon ñu def leen ci gannaaw sàkket bi ñu génne seen loxo waaw ñu génne seen loxo après nag ci la wax ni nañ ko indil jaasi ji mu ko tuddee woon dun xaaf waaw moo tax mu wax ko ne góor gi Samba jéeri Juuf waaw moom la góor googu mu wax ko ne ko ana dun xaaf waaw nammal ma ko nga gaaw léegi loxo sàcc baa nga nële nga gaaw dagg loxo bi balaa muy daw waa ji rocc loxoom départ waaw dañ koy jàpp effectivement voilà da nga gis loolu rek waaw dafa amoon ñetti fas yi mu daan war benn mu tuddee ko fàllu laa benn bind ko xawlu laa benn bu ndee ko mu tuddee ko sukuru laa waaw fàllu laa saa yi ko waraan daan war rek kéemaan lay waxee waaw ci loo xam ne kenn du ko dindi waaw xawlu laa nag ndimbal ci doomu aadama yi moom la doon taxaw waaw mos na gane ji benn borom barke waaw bu daan ñëw ci dëkk dafa daan seet ki nga xam ne moo fa gën a jekk di mu ñëw gane ko waaw xewal yi nga xam ne moo doon dikk nag yooyu yëpp mu bàyyi ko ki nga xam ne moom la seet si woon waaw sukuru laa dafay wax si lay wax Mbaba Jaxu indil leen ma gattax waaw mooy li ma ne histoire bi mu nettali léegi rek waaw ñu indil ko gattax et puis mu ngi si histoire bi fa la jaar waaw léegi bari na lu ñuy askanale ñeneen waaw dinañ ko askanale mais du ñoom Xaadi Majaxate Kala radiyallahu taala anhu moo atte yooyu atte waaw xam nga Xaadi comme li ñuy waxee rek les 3 déclinaisons yi nga xam ni sujet cas direct la cas direct mooy complément d'objet direct cas indirect mooy complément d'objet indirect waaw ci jamono waaw léegi jaa al xaadi mooy xaadi bi ñëw na waaw raaytu xaadiyan mooy gis naa un juge marartu bi xaadiyin waaw j'ai rencontré un juge waaw da nga gis déclinaison yooyu xaadi yi jaar waaw parce que mot bu complexe la waaw bu complexe la waaw moo tax gis nga déclinaison yi mu si biir ñett yëpp sujet verbe sujet complément d'objet indirect waaw dafa am ku sàccoon nag waaw ñi koy jiñante kii la kee la du kii mu daal di jënd nag moom ci boppam def benn ngandum festin fête invité nit ñi comment après def ay booli yàpp waaw nit ñi nag après ñëw mun leen xewalu leen yéen ak moom ba ñuy demee bay tàmbale mu ne taxaw leen am na lu ma fàtte woon parce que sama boroom won na ma ni yàpp bi ki sàcc nag bi bu ciy lekk di dee benn waay téye loxoom da ngay gis loolu mu téye loxoom ñu ne ko waa saa doo lekk mu ne bëgg maa dee da ngay gis loolu rek non dafa amoon xikma waaw loolu mooy xikma mooy di tig au tag rek da ngay xam fi ngay jaar parce que loolu la ko yàlla defaloon waaw Xaadima Jaxate Kala waaw moo tax tamit amoon na benn ate yu bari yu ñuy wax ni moom moo ko def benn waay dafa lebal benn waay xaalis fekk ñu ngi taxawoon ci benn taatu garab waaw
waa ji mu war a fay waa ji lànk ne mosu ko lebal ñu ne kon nañ dem ci Xaadim ma jaxate kala moo atte ñu waaw ba ñu eggee nag ñu expliquer histoire bi Xaadi daal di wax waa ji nga xam ne moom moo leble ne ko demal fa ngeen taxawoon di fa jokkalante demal foofu nga tibbal ma ci suuf si nga indil ma waa ji dem lu yàgg nag parce que foofu dafa sori mu jékki-jékki rek ne waa ana ko amee loon bor bi mu ne maa ngi nii mu ne ko fayal boru jàmbur fayal boru jàmbur mais da ngay gis loolu rek vraiment yàlla da koy mayoon xikma waaw dafa mayoon xikma te comme ni ñuy wax rek dafa amul woon ay taalibe yu bari parce que tamit comme li may wax rek loolu yitteelu ko woon waaw bu ko neexoon doon na am taalibe woote ñu koy topp fu ne mais moom loolu yitteelu ko woon mooy comme li mu wax rek waaw kuy bind moom parce que am na ñoo xam ne bu ñuy bind wala ñuy wax c'est pour séduire waaw c'est pour séduire moo tax mu ne rek bu fekkee prime dafa ragal yàlla rek dootul séduire kenn nag waaw mais nag dina jëfloo borom te loolu nag mu am solo jëf waaw parce que wax ak yéegi yëpp bariwul solo lool mais jëf mu am solo waaw moo tax toujours rek may wax rek ni ifmal ma chita kamaatu dinu tudaan waaw jëfal rek jëfal loo xam ni moo la soob yàlla tamit yomal xiyaam mu àtte waaw moo tax tey dañ ne woon rek mënul ñàkk tamit parce que dañoo ñëwoon vacances rek mais mu tombé guddi àjjuma bi tamit mënul ñàkk il le faut parce que tamit ñemewu ma sax nag di wax ni damaa nekk na déedéet waaw dañ koy def rek bien que gàtt na mais Xaadim ma jaxate kala buñ doon wax ci moom tey duñ fi jóge waaw moo tax rek ñu indi déjà am na beneen mooy xam naa mooy le mot de la fin rek beneen atte boo xam ne da ko atte woon ñaar ñuy xëccoo ab doom ñu koy xëccoo di ko xëccoo waaw ñu ne leen kon nañ dem ci Xaadi waaw ñu dem ci Xaadi ma jaxate kala ñu ñëw après ku moom doom ji kii di wax maa ko moom kii di wax maa ko moom ñu koy xëccoo léegi nag mu leen kon xam nga lu ñuy def nañ ko dagg ci digg bi ku nekk jël moitié ki nga xam ni moo jur doom ji ne mu ko balaa caag bàyyi ko kenn kañ nañ ko dagg ku nekk jël mu ne ko yow mii moo doom ji moo doom ji ci xel doomu njàmbur mais gis nga ko dafa am yoo xam ni kenn ko jàng ci téere yàlla xikma comme yonti yàlla yusufa ni mu ko yàlla defaloon moom la ko defal waaw day atte yoo xam ne ci ay des faits simples waaw mu atte ko ci anam boo xam ne mara détaillé waaw ñëpp a yéemu ci moom waaw moo tax gis nga ko yàlla defal ñu jàmm defal ñu sutura defal ñu teraanga te njaboot gi yàlla teg ci loxo ñi wéradi yàlla na leen yàlla saafara waaw ñi wér yàlla yokk wér gi te li coronavirus bi yàlla nag fi yàlla jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla rek moo ko fi mën jële nag yow ñu tàllal ko loxo nag ñaan ko nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu defal ñu ko waaw parce que moo ko wax loolu leen soxla ñaan leen ko ci barkeem ma defal leen ko kon nag ñu ngi ko ñaan ci barkeem yàlla na yàlla dégg yàlla na yàlla nangu waaw الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت وكما تدين تدان والعاقبة للمتقين في أمان الله